waxtaanu tey day nekk ci ñeenti pàcc yi bu ci njëkk mooy chômage technique yi nga xamante ne que depuis léegi mu def at ñu ngi koy jànkantoo buñ ci paree ci chômage technique yi dinañ leen wax tànk yu ñu def wala jéego yu ñu def ci inspection du travail leneen li ci ñetteel bi ñu wax leen coono bi nga xamante ne que moom la travailleur UCAGEL di jànkantoo fu ñu nekk ci bu mujjanteel bi ci ñeenteelu pàcc bi ñu wax leen rek ñaan bi nga xamante ne que moom la ñuy wax pour état du Sénégal mën ñoo jàppale ci loolu. ci bu njëkk bi ñu defal leen rek benn tënk mooy date yi nga xamante ne que moo marqué suñu chômage technique bi nga xamante ne que depuis boobu ba léegi ñu ngi koy jànkantoo muy 4 octobre ba ñëw 31 décembre 2019 boobu mooy chômage bu ci njëkk. beneen bi mooy 2 janvier 2020 boobu la borom kër gi ne day tëj këram donc mën nañ jàpp que 2 janvier ba léegi moom la waxoon ne que production dootul am te boobu la commencé aussi. 17 janvier 2020 ba 31 mars 2020 1er avril ba 30 juin 2020 le 1er juillet ba 30 ba le 1er septembre 2020 2 septembre 2020 ba ci 31 septembre 2020 ñu jàpp fii que chômage bu njëkk bi nga xamante ne que moom la ñu njëkk a def mooy bi démarré le 4 octobre ba 31 décembre 2019 mi ngi concerné woon téeméeri liggéeykat ak fukk ak juróom-ñeent ñoom la concerné woon mais ci ay pàcc ñii ci juróom fukk ci seen temps ñii juróom-ñaar fukk ak juróom ci seen temps ñu ci bokkul woon ñu ngi toll woon ci ñeent fukki nit ak juróom-ñaar. maintenant bu ñu ñëwaatee ci moom bu mu joxee notification bi tëj këram boobu nag dafa génnewaat beneen xeetu bataaxal nekk léegi man au lieu que ma ngeen di liggéey ci pourcentage da ngeen di arrêté totalement te duma leen fay. alors 17 janvier 2020 boobu la téeméer ak fanweeri nit ak juróom-ñeent dem ci chômage bi nga xamante ne que dañuy toog seen kër mais kenn du leen fay benn dërëm. alors fukk ak juróom-benn mu ne leen di ngeen liggéey mais ci xaaj ngeen di liggéey bi ngeen doon liggéey fukk juróom ngeen di liggéey fu mu toll. fukk ak benn mu ne ñooñu duñu ci bokk parce que lu ko waraloon dañu newoon ne que usine la. du normal ñu bàyyi entretien technique matériel technique bi noonu mu ne ñooñu dañuy nekk foofu pour defar kër gi ñeneen ñi nekk ci bànqaas bi nga xam ne que moom moo yor wàllu këyitu kër gi ndaxte at bu jeexee day expert dañuy soxla pour ñooñu aussi di leen di jox ay information ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def bu jàll. mais ñu mën leen a wax rek ñu jàpp. ci fukk ak benn yooyu nga xamante ne que ñoom la conseil ñoom ñoo fukk ak juróom-benn ñi nga xamante ne que ñoom ñoo nekkoon ci juróom fukki ci seen xaaju liggéey lu ci ëpp kër patron bi lañ nekkoon. mu ne moom nee na parce que këram bien vrai que nekku fi depuis Covid bi mu commencé ba léegi mi ngi daw làqu fële ci tugal nee na sama kër faw mu am gardien faw mu am mbindaan mais aussi faw mu am chauffeur. ki fi nekkul nag di jël chauffeur loolu dinañu jaaxal bu baax a baax a baax kon kooku mën nañ jàpp te nekkul ci dynamique u defar. alors ñu wax leen rek depuis jour boobu ba léegi téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent baay yaay rak xarit ñu ngi toog amuñu benn dërëm ci weer bu dee. ñun ñu jàpp loolu da ko tegul ci yoon. parce que bu ñu xoolee article 65 bi nga xamante ne que moo tëgg li ñuy wax chômage technique dafa nekk ngeen waxtaan ci seen biir mais bi ngeen waxtaanee aussi ngeen am li ngeen teg waaye loolu la PDG bi njëkk a bañ loolu la société UCAGEL njëkk a bañ kon loolu mën nañ jàpp teg ko ci yoon. ci plainte yi nga xamante ne que wala jéego yi nga xamante ne que def nañ ko ci inspection bi nga xamante ne que mooy Thiès. ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax waa inspection régionale bu Thiès di ko commencer par directeur bi fa xamante ne moo fa nekk
ak travailleurs yépp parce que depuis buñ fay nekk inspection da leen di doon wax ne que yoon dafa am lu mu tëggee li ngeen bëgg a def nii waaye bu mu waxee loolu ba pare ICAGEL day ñibbi ba pare def li nga xam ne que loolu moo ko soob kon kooku lu ko neex kese la doon def waaye inspection ci ñàkk kattan bu ñu yor parce que dañu nekk inspection régionale ñoom defar diggante rek moo tax ñu jóg ñoom nekkuñu fa pour atte ci tribunal lañ koy defee ci rôle boobu ñu amoon ñoom ñu gërëm leen ci sant leen ci ñoom ñi ngi doon wax chaque jour ICAGEL fi ngeen teg tànk baaxut delluwaat leen ci ginnaaw waaye ñoom dañ doon bañ à chaque fois bu ñu leen ko waxee. alors ci bu ñu mujjee waxtaan ci inspection Thiès bi mi ngi nekkoon weeru août bi ci 20 fan ak juróom-ñaar bu ñu waxtaanee dañu xaatim li nga xamante ne que moo wone travailleur ICAGEL ñi fi nekkoon de pour ñoom ñu jubóole leen njuboo amul seen diggante bu ñu xaatimee loolu ba pare ñoom ñu bindal nu beneen kayit bu wone ne ñii de juboowuñu waaye nag dama leen di yóbbu ci fi nga xamante ne mooy fu mbaxane doone benn mooy fi nga xamante ne mooy tribunal alors foofu la ñuy jëm ak ñoom waaye dañuy dolliwaat ci li nga xamante ne loolu moom la inspection def dañ ciy dolliwaat beneen plainte bi nga xamante ne ci juróomi poñ lañ koy tëgg benn bi mooy que yóbbu nit ci chômage technique mu toog juróom-ñeenti weer ak bii ñuy dugg su nekkee nekk yegg na ba le 31 décembre dina nekk fukki weer ak benn ak fukki fan ak juróom-benn nga yóbbu ñooñu bañ leen a fay benn dërëm beneen bi mooy que société bu wax ne que da nga nekk ci jafe-jafe nga mën a jël li nga xama nekk ñooy ñu dem à la retraite war a dem tooge comme suñu bàyyi ni ñu tooge seen kër yi di gérer njaboot ji nga ne ñooñu dinañ fi toog waaye ci nuñ fa tooge seen payoor buñ leen fa génne woon rek mën na jël xaaj bi nga xama nekk mooy travailleur ICAGEL yi nga xama nekk tey ñu ngi ci chômage technique te yoon aussi dafa am lu mu wax ci retraité ci période bi nga xama nekk mooy bi ngay waaj chômage technique parce que yoon dafa ne su nekkee ñi fa nekk mën nañ liggéey boobu nga xama nekk retraité yooyu ñu ngi fa yoon dafa nekk ñu jël ñooñu retraité yooyu dem noppaleeku waaye ñu fa nekk ñi retraité yooyu xam nañ bu baax travailleurs yi nga xama nekk ñoom la Christian Langlois yóbbu tey chômage technique ñoo leen gën a xarañ fuuf mën nañ fuuf ñoom lu ñu def mën nañ ko fuuf lu leen tax a toog kay mooy que dañoo nekk xëy na bët ak làmmeñu patron bi loolu xëy na moo tax ñooñu toog foofu beneen bi mooy jàpp nañ ci Sénégal bu Covid bi amee depuis le mois de mars président de la République ak état du Sénégal dafa am lu ñu xaatimoon ci entreprise yi nga xamante ne que dañu yóbbu seen nit ñi ci chômage technique waaye ci xaatim boobu de ICAGEL dafa xotti bosam parce que toppeewu ko comme nu mu waree beneen bi mooy ñeenteeli poñ bi ñun dañu nekk ay liggéeykat weer bu jot ñu am ci suñu salaire lu ñuy dagg directement lu ñu koy tuddee IPM mais buñ ko daggee ba pare au lieu que direction bi dem yóbbu ko ci fi nga xam ne mooy suñu cotisation foofu la war a nekk moom da koy dencaat dugal ko ci gafakam alors loolu nag tax ne que depuis at ba léegi waa IPM boobu ne travailleur ICAGEL bokkatuñu ci suñu bànqaas parce que ñoom duñu fay boobu ba léegi ñu coupé ñu ci suñu IPM bi loolu ñu jàppee ko ay xeetu dóoru marto xëy na parce que ki nga xamante ne que jël nga xaalisam ba pare nga war ko versé woo ko loolu mën nañ jàpp ab xeetu càcc am na fi leneen li mooy bu ci mujjee ci plainte bi mooy lu ñuy wax ju waroo ICAGEL dafa am lu ñu doon wax ci problème mu bateau yi nga xamante ne ICAGEL actionnaire la ci waaye bu mu ñu koy wax bu ñëwee nag ba jot chèque am bi nga xamante ne que moom la ko chinois yi yore loon dafa changé waat woy bi wax ne que woy bi nekkatul bateau waaye woy bi léegi Covid la mën a doon kon loolu ñu jàpp ne que loolu waroon na ak li nga xamante ne moom la ñuy waxoon bu njëkk bi. leneen li mooy ñetteeli banqaas bi nga xamante ne que ci la ñuy waxtaane tey ci conférence de presse bi mooy jafe-jafe yi nga xamante ne que travailleur ICAGEL yi am nañ ko
dëgg la ku toog depuis atub yàlla liggéeyoo jafe-jafe mi ngi foofu te ñi fi toog tey mën nañ ma témoigner ci loolu. ñi nga xamante ne ñi ngi nekkoon ci location dàq nañ leen depuis très longtemps suñu doom yi avant composition deuxième semestre di dugg dàq nañ leen parce que seen bàyyi fay ñu dàq leen ba pare ne leen seen bàyyi fay ñu ñooñu toog à l'instant où seen doom yaa ngi jàng di def lu leen neex. leneen li mooy que bu ñu génnee ci problème boobu am na ñu bëri ndeysaan ci suñu collègue ñu ñaanal leen yàlla yërëm leen xare leen ci aljana yu gën a kawe yi ndax ay liggéeykat la woon dañoo demoon daani seen doole waaye ñu mujj a décédé ci li nga xam ne que instance bu ñu toog la. ñenn ñaa ngi feebar ñu ñaan yàlla yàlla fëgg leen ba ñu mën a jóg delluwaat ci seen liggéey. alors bu ñu génnee ci coono boobu coono banque ñëw ndaxte ku nekk xam nga travailleur liggéeykat salaire am banque la koy bàyyi pour banque mën kaa abal moom mu mën cee jëriñ waaye ci loolu depuis bu ñu amee chômage technique ba léegi banque chaque jour ñu wooñu bët bu set banque wooñu nee ñu suñu xaalis fan ngeen ci toll loolu nekk lu jafe ci suñu diggante loolu nekk lu jafe ci suñu dund. ñeenteelu poñ bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee ci conférence de presse bi mooy ndimbal bu ñuy ñaan ci état du Sénégal. wax nañ ko ci bu njëkk bi PDG bi nga xam ne boo demee inspection wala société bi nga xam ne boo demee inspection ñu nee la li nga teg fi nga teg sa tànk baaxul delluwaatal sa ginnaaw boo delloo boo ñëwee ba sa kër nga ne loolu yëpp man faalewu ma ko def nga defi leneen kooku ñu ngi ñaan état du Sénégal mu xoolaat société boobu bu baax. société boobu du société bi nga xam ne mën na tax tey Sénégal bi ñuy wax Sénégal émergent mën a émerger. leneen li moom nee na du topp loolu waaye dina xeex ak ñun travailleurs yi mu tax ne que xoqatal bi nekk ñu ngi koy jànkantoo ci biir ICAGEL ci jamono ji ñu nekk nii waaye ñun dañu nee rek ay liggéeykat lañu lu ñu def nii ci jaamu yàlla lañ koy def moom mu ne dina xeex ak ñooñu ñi nga xamante ne que depuis fanweeri at ñoo defar ICAGEL tey ba fopp foo mën a toll ci biir monde entier bi ngay dégg ICAGEL waaye nga bëgg kër googu yàlla seede na ne que travailleur ICAGEL fu mu génnoon biir Mbour ñu ngi nekk dañ lay ne kii noble la waaye ci sutura rek lañ fa nekke ñun ñoo gën a sonn ñun ñoo gën a torox ci fu ñu toll fi ñu nekk nii ñuy ñaan ndimbal foofu état du Sénégal jàppale ñu gindiwaat usine ICAGEL ndax xam nañ biir département Mbour ku ko fi ëpp ay liggéeykat amut kon loolu ñu ngi ñaan état du Sénégal mu jàpp ci ndaxte li nga xam ne état dafa newoon nekk dama bëgg emploi bi gën a bëri ICAGEL mi ngi ci tànk gën a wàññi loolu nga xam ne loolu la état wax